dun dara dun wuy sama nay ay wuy ay ah wuy sama nay ay wuy dara dun dara dun dara dun dara dun dara dun Bonsoir amis téléspectateurs de la Sen TV, bienvenue chez vous mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk moo xam biir réew ak biti réew ñu fas yéene def benn récap ànd ak yéen ci événement bi nga xam ne moom lañ doon xaar di ko xaar ci ay mois di ko xaar ci ay semaines maanaam ayu bés ba samedi bii ñu génn lañ ko def mu di anniversaire Wally Ballago Seck le 27 avril ci Esplanade bu Grand Théâtre ñu dund ay moments yu riche ànd ceeg le prince des Faramareen tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom waxtaan ci li nga xamante ni si moo di événement bi avant pendant et après ñu fas yéene ci waxtaan nag ànd ceeg yéen téléspectateurs u Sen TV waaye ceeg ànd ceeg tamit suma rak mu di Zeka Nourou bonsoir Zeka. Bonsoir grand frère Cheikh Sarr ñu ngi laa siyaar di siyaar amis téléspectateurs de la Sen TV mu ngoog nuyoo baa ngoog en tout cas comme ni ñu leen ko waxee woon dinañ leen defal avant pendant et après l'événement nous sommes donc ci après événement bi tey on va faire un débriefing de tout ce qui s'est passé durant ces derniers 15 jours bi nga xamante ne moo ñu yóbbu li nga xamante ne mooy le 27 encore une fois xam nga Cheikh Sarr sénégalais yi dañ doon xaar événement bi et puis balaa ñuy dem fenn sax dañuy remercier ñëpp parce qu'on a reçu des messages d'encouragement et de félicitations de partout donc mu ngoog jërë ngeen jëf di wax rek ne li mooy Sen TV donc et borom bés benni toll donc noonu rek la mënoon demee aussi jërëjëf Zeka la lumière laa koy tuddee sama rakk ju baax ji taalibe Cheikh bi donc événement baa ngi noonu Wally Ballago Seck lañ ko amaloon du début à la fin mu nekk événement boo xamante ni si dañ koy féliciter di ko wax vraiment félicitations Wally ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Sen TV. asalaamaaleykum Cheikh Sarr asalaamaaleykum Zeka maa ngi nuyu képp ku ñu seetaan à travers la Sen TV di la wax ni massa coono balaa dara xew parce que am ngeen coono bu rëy ah di lañ wax félicitations. parce que vous avez fait du bon boulot et je le répète encore une fois félicitations di la wax asalaamaaleykum. mi ngi noonu tey Wally Ballago Seck la ñu dalal ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ni si moo am ci événement bi mooy début bi ñu nekkee ci événement bi ak bi événement bi jeexee ñu fas yéene def benn ngóobum xalaat comme ni ko olof di waxee. Zeka moom liggéey na ci liggéey bu am solo muy 72 heures bi nga xam ni def na ko compte à rebours bi def na ko événement bi nag dafa am lu bëri lu mu làmbool tey la ñuy décortiquer lépp point par point waxtaane ko ak li nga xamante ni si spectacle bi nga xam ni moom la ñu Wally Ballago Seck defal spectacle son et lumière logistique boo xam ni bu yéeme en général xam nga en général lu ci ëpp lu mel ni ci wàllu événement yu mel ni dañ ko doon gis ci show à la américaine ci lañ ko daan gis tey ji ñu gis Wally Ballago Seck indil ñu ko fii ci Sénégal donc loolu fierté lay doon effectivement li ñu def rek Zeka moom mooy dem ci répétition yi parce que répétition yi yéen a ci àndoon effectivement ñu seetaan élément répétition yi buñ ko seetaanee bàyyi Wally Ballago Seck mu commentaire ko wax ñu exactement répétition yi ni mu demee woon répétition ak groupe Ramdan waaye répétition yi nga xam ne am na ko ak chorégraphie exactement ñu seetaan ko bàyyi Wally Ballago Seck mu commentaire ko wax ñu nan la répétition et puis xam nga Cheikh ren li ci am solo mooy initiative bi nga xamante ne def nañ ko ci donc je pense que Wally va revenir sur ça mooy le fait que ñu dajale musiciens yi ne leen yéen ñëpp ci bus ngeen yéeg ku nekk day gaare otom ñu bokk bus comme ça ñun ñëpp ñu demandoo ci répétition yi comme ni ngeen ko gis noonu Wally donc ñu ngi gis image yi est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu pour créer ambiance ci groupe bi gën a yokk familialité bi parce que dafa am importance ay nit bu ñuy dem di équipe nationale sax bu ñuy dem regroupement ñooy bokk benn bus dëgg la ku ci nekk am na oto mais c'est pour booloo xalaat yi joxe idées yi xam nga li nga xamante ni ku ci nekk am nga sa esprit nga ñu partager ko entre ñun c'est très très important aussi moment la boo xam ne dama koy passer ak ñoom ça va me faire plaisir ma nekk ak ñoom ci benn bus bàyyi sama oto xam nga ñu kafre waxtaan parce que ñoom loolu rek lañ ci am waaw alors ngeen kafooree ba ngeen egg ci li nga xamante ne mooy répétition parce que Cheikh Sarr répétition yi dañ ci doon gis benn liggéey bu doy waar c'est-à-dire mooy li nga xamante ne wax naa ko keroog c'est-à-dire chacun a son mot à dire ku nekk da ngay indi sa wàll ci li nga xamante ne mooy répétition bi esprit de groupe bi ñu ci doon am tey Wally les répétitions comment ça se passait le dispatching qui faisait quoi waaw man nag dama am chef d'orchestre am directeur artistique am scénariste tout ça là parce que soo gisee li ñuy définir ci spectacle mooy comment vont se dérouler les morceaux ni ñu koy teglante
ban morceau la ñuy indi kan moo war a def lii kan moo def lépp mais dama am benn équipe boo xamante ni ñoo koy def en commençant par Papis Ndiaye sama chef d'orchestre Amady Badiane Youssou Dieng Mamadou Koné ak comment dirais-je Bijou Ngoné ak Amina ñoom ñoo gérer lu yëpp lu jëm ci côté scène naka lay demee mais ci côté choix wu morceau yi Papis Ndiaye moo koy def côté danse bi chorégraphie ak sama entrée yëpp Amady Badiane waaw. bëggoon nañu xam tamit exactement maanaam ban ñaata temps nga jël pour def li nga xam ne moo di répétition bi parce que répétition bi dafa laaloon orchestre bi waaye tamit laal tamit li nga xam ne moom moo di chorégraphe bi nga xam ne moom ngeen doon def ñaata temps la leen jëlal pour ngeen mën a def répétition yi ak ban heure ngeen daan commencé ak yéen heure ngeen daan jeexal répétition yi. waaw vous savez dafa am benn salle bu bees bu ubbi bu ñuy wax 10-10 production initiateur bi di Amady Badiane mooy seen DG comme ni ma ko mën a waxee. moom bi ñu commencé répéter ak man léegi ak samay morceau léegi mu def 2 mois avant man may répéter ñoom pare nañ li ñuy def calé nañ xam nañ li ñu waroon def léegi man bi ma commencé répétition ak musiciens yi def na juste à peine 15 jours de répétition. 15 jours waaw. macha mais ñoom ñi doon def ci kaw scène bi chorégraphique ñoom commencé woon répéter bu yàgg parce que ñoom dañoo am salle bu bees donc may profité aussi di leen ñaanal seen salle bi nekk salle bu yànj bu am succès di leen fiy jëlee di leen yóbbu Wembley incha allah waaw. am na solo trop am na solo trop en tout cas c'est initiative la wax ne dañ koy saluer ci nga xamante ne mooy Amady Badiane li mu initié surtout nag di ànd ak xale yi di leen tàggat ci wàllum fecc parce qu'on a besoin de ça aussi ñoom ils ont besoin de ça ils ont besoin des danseurs qualifiés ñoo xamante ne xam nañ bu baax métier bi alors ñu jóge ci répétition yi affaire yi di dem waaw ñuy de affaire yi di dem affaire yi di dem dañuy xool rek suñu écran bi su ko defee ñu daal di ñuy indil ay CD yi nga xam ni xaritu Wally Ballago Seck ñoom def nañ ko ci moom ci nga xam ne mooy début Wally Ballago Seck bi muy njëkk a def anniversaire bi foofu ci Akapes ñu seetaan ko àndandoo di ko commentaire doo ci suñu écran bu yanj bi da nga koy defal yéene ndax lu muy defal doomu aadama rek yéene la koy defee moo gaaw si ay xaritam moom li may wax chaque jour rek li tax ma nawloo ko mooy képp ku muy ànd rek nawloo la lay def loolu laa ko nawlooyee parce que ku baax la ku am jom la te aussi ku am fit la te aussi ku am ngor la mais Wally maag moom dafa am loo xamante ni dañ ko dund man ak moom maanaam dañoo dund moment bi nga xamante ni dafa metti ci côté am ñu dund moment bi nga xamante ni tey macha allah yal na yàlla xeeb dolli mu nekk nit koo xamante ni Wally bi mu xaalis ku nekk lay soppi wala succès mais Wally bi mu ñàkkee bi mu amee mënoo ci xamee benn man maa wax loolu li may wax foraatuma ko de lu mu wax ci man rek dañ koo dund. dañoo man ak Wally dañoo dund quoi mu nekk nit ku gore nag waaw. ndax ki sonn na si bisu ku ne moom Wally Seck léegi laa yëg ci kaw fekk ko muy soog a yeewu di naan café ñu ngi doon waxtaan léegi maa ngi rappel premier anniversaire o Wally Akapes dañ ñoo abal kër ñu dem ba ci biir soir ba heure bi ñu war a ñëwee indi yëre ya Wally yi mu war a sol borom kër gi daan na du abal Wally kër googu ba léegi su ma fa rombee image boobu day des sama xel. ñu dem ñu ibbil ñu classe yi Akapes ñu ibbil ñu classe yi amuñu lumière sama benn copain bu ñu wax kulu moo doon ŋànk torche téléphone torche yi ma may profité di solal Wally yére ak tubéyam di ko takkal kon tey bu yàlla defee ñu dem ba toll fii bisuré yëpp nag jour bi man lay nekkal ak Ousmane Thiam. saa yi la ma mën a wax ci Wally bari na de macha allah te lu ma ci wax téere la première lenn rek la may wax ci Wally loo xamante ni tey ñu bari xamuñu ko ci moom mooy Wally ku gëm yàlla la macha allah ku nit ku gëmee yàlla ni moom mosuma ko gis loo xam la booy garaaw fi yàllaa fi ne. mu ngoog alors Cheikh ñoo gisandoo li nga xamante ne mooy Dogo wax na ko ak dafa ñi alors Wally boo déggee sa gars yi di wax lii. waaw damay wax juste alhamdulilah. yàlla na yàlla defal jàmm ñoom te ñàkk a bañ a tas ci man. mais juste alhamdulilah. alhamdulilah en tout cas ça fait plaisir aussi hein donc bu ñu nee diw baax na xëy na ñu ne mbokk yee ko wax wala ñi ko jege je pense que c'est important Cheikh. Wally Seck seede bi benn la ci mbaax waaye tamit ci fonk ay nawleem ñi nga xam ne ñoom la doorandool xoslandool ba léegi ni tey ñooñu lay àndal te ñooñu lay liggéeyandool donc loolu dafa nekk benn remarque bu am solo. c'est important Wally Ballago Seck ñu gis ci moom vraiment màgg Wally Ballago Seck boo xam ne tey def na innovation de taille. quoi qu'on puisse dire ndax boo xoolee li nga xam ne moom moo di spectacle bi nga xam ne moom la ñu may ci son lumière logistique bu yéeme préparatif yi
indi indi décoré maanaam changer décoru esplanade bu Grand Théâtre loolu loo ñu ci mën a wax exactement Balago. waaw c'était pour faire plaisir aux Sénégalais et à mes fans surtout parce que tamit nit di nga toll foo xamante ni bu la yàlla mayee da ngay wax alhamdulilah. boo sant yàlla ba pare nga gërëm doomu aadama yi la accompagner parce que c'est très très important te ñoom nag li ñu may accompagner lu dul seen xol jox ma ko seen alal bi ñu am ñu moom ko. ñii di ko liggéey ñii di ko jëkkati di ko def ci waal yi am na ñoo xam ne mosuñu ma jox loxo waaye billet bu ñu jënd rek man sama yokkute la. waaw alors lu ci mel ni sama anniversaire bu jotee ma war ko fêter pour man dama ci war a def moyen jéem ma ci xool la may am ak la may perte déedéet na nit ñi bëgg c'est très très important parce que doomu aadama yi defuñu. dëgg la tu peux pas tout le temps nga leen di woo. soo ñëwee teg way dem il faut ñu gis leneen bu la ñuy jox envie ñuy ñëw ñu xam ni kat ki ñu jëndal billet bi kat wax dëgg yàlla jar na ko te fonk na leen c'est très très important. logistique bi ñu ko tegee teg nañ ko 10 jours. 12 jours astafurlah 12 jours d'installation ba pare man toog naa fi 3 jours di balance. waaw 3 jours surtout scène bi pare na 2 jours ñu ngi balance. waaw defe naa j'étais avec la Sen TV ils ont les images. waaw balance bu métti yoo xamante ne ay 6 heures du matin lay pare. parce que tey bu toll nii. logiqueul. tey bu toll nii. logiqueul. donc dama xool li nga xamante ni normalement du warul am ma def ko donc il fallait ma jël sama temps man tamit topp ko ba nga xamante ni bu nit ñi bu ñu ñëwee dinañ kontaan. dinañ kontaan effectivement. parce que bu ñu xoolee tamit ci logistique bi nga xam ne moom nga teg ci Grand Théâtre loolu tey jii moyen la laaj. parce que bu ñu defee suñu évaluation ba xool ba pare. danañ gis ne est-ce que Wally Seck événement bi pare woon na pour génne ci recette mooy benn. logistique bi nga teg son lumière beneen bi ci tege mooy frais yi nga xamante ni si moom nga def ci soirée bi muy groupe Ramadan lu musul am nga boole leen ñuy dund ci benn hôtel loolu lépp ay frais la est-ce que Wally loolu lépp nga xam ne def na ko ci événement bi yaakaaroon na ni dina ci am recette ci événement bi. waaw su ma waxee ni aw ma ci dara waxuma dëgg te dëgg rek moo nekk yàlla. dëgg la. def naa ci trop de dépenses waaye alhamdulilah. foofu dañ fay teg suñu baaraam. on va revenir sur ça tout à l'heure je pense que balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne mooy le spectacle et tout ça le jour J bi ñuy raam di raam ba egg ci bés bi seex. nga daal di yeewu nga xam ne tey la bés bi. bi nga wàccee ba ñëw fekk ma ci salle bi ne ma Zeka nañ dem. moment boobu lan nga yëg. bon j'étais pressé man de monter sur scène. waaw parce que mu bés boo amee dama yàkkamte mu ñëw gaaw après ma pare ci. c'est vrai waaw loolu peut-être que footballeurs yi wala mbër yi dinañ ci xam dara li may wax nii. ok. doo yàkkamte du lu mu jot nga def ko. bëri ko mu jàll en fait parce que c'est toute une pression. nit ñi préparé wu li ñuy daj rek seen pression boobu bu ñu la ko yéenee yow da ngay garaaw donc nga boole kook sa pression boole kook di xalaat yal na ñëpp ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm ay doomi aadama ay mbooloo ay doomu jàmm nga dajale leen ci benn place loolu mooy njëkk stress bu number one bi donc da nga yàkkamti yëg ci kaw scène bi def ko ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm loolu mooy nekk li gën a am importance waaw. alors Cheikh. xam nga en parlant de say fans. gis nañu ne Wally Ballago Seck ci jamono jii nii ci 2019 bi gis nañ ci moom amélioration bu jéggi dayoo ci côté professionnalisme. mais dafa am benn boo xam ne moom moo xaw a des muy problème timing. parce que bu la yàlla dimbalee nga nekk benn artiste boo xamante ni si. yow say fans ñoo lay xaar waaye yow doo leen xaar. donc ñoom dañuy ñëw à temps. ñu gis ci problème timing mooy say fans bi ñu déggee ni lii nga war a def tey jii ñoom teel nañoo ñëw. am na ñoo xam ni jóge nañu Bambilor. am na ñoo xam ne jóge nañu Rufisque. am na ñoo xam ne jóge nañu Gambie. am na ñoo xam ne jóge nañu fu nekk ngir ñëw. 17h salle bi presque mën naa ni la nekk Grand Théâtre rek feesal na salle bi mais 17h 18h 19h ba 21h30 ñu dugg ibbi salle bi ça veut dire que yow say fans toog nañu benn 7 heures de temps di la xaar. ñu ñëwaat ibbi salle bi 21h 23h ñu commencé spectacle bi. spectacle bi commencé ñu gis
artistes yu bëree yoo xamante ni si jaaduwul ëpp na. presque 20 artistes ñëwoon nañu ci Grand Théâtre pour jouer. léegi 23h 22h 22h 23h minuit 1h du matin la Wally Ballago Seck yéeg. yéegaat 1h du matin ba presque 4h moins. ça veut dire que loolu soldat sax mënu ko taxaw. mu nekk problème mu timing. loolu est-ce que yaa ngi ciy liggéeyaat pour bu ëllëgatee ndax yow am nga sa public ba pare. yow sa public ñoo lay jiitu. déjà 19h li nekkoon foofu fees na salle bi. lan moo taxoon mënuñu woon teel a commencer pour au moins nga jàppale say fans ñu mën a nekk ci spectacle bi mën a yuuxu parce que yow bi nga yéeg fekk na ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci salle bi ñoom commencé woon nañu épuisé. bu doon yuuxu jeexal nañu seen i yuuxu wuyaa yooyu lañ dese woon. en toute sincérité. gis nañ ci ñi xam. man du ma ne spectacle moo leen daaneel mais coono moo leen daaneel. ci biir yaa ngi joué dégg ñu naan la ndox kon xam nga ñooñu mënatuñu tenir est-ce que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel ci problème timing. waaw problème timing mën naa wax ni amoon na mais bon c'est une première ah et que bés bu mag la nag Sénégal di dëkk bu mag ami ndaanaan yu mag donc boo lekkee lépp da nga fiy jógee nag ah dafa am loo xamante ni su ma koy def man kese ma def ko te dugal ma ci ay doomu Sénégal dina ñaaw trop. effectivement su may wax ni damay def reproche à ce que ñi jiitu jàppale ñu nekk ci suuf. ci man la war a njëkkee nag mënuma def scène bu toll nii samay mbokk artiste ne fi ay xale ne fi di rêver di jouer ci scène bu toll nii ma ñëw jouer ko man kese ñibbi mënuma ko il faut ma jàppale jeunesse bi il faut ma jàppale new generation bi nga xamante ni ñu ngi jóg ak ñoo xamante ni ñoo maase sax waaye yàlla def na ni fi ma jotee ñoom jotewu ñu fa. donc mënoo tas yaakaar il faut nga bàyyi la ñu ñëw wane seen bopp. li ñuy wane seen bopp dëgg la coono la ci fans yi mais fans yi man su ma xasee ba yéeg lépp lu leen naqari woon da leen di neex ah. ñi ci xam comme ni nga ko waxee mën na am dañu tàngoon mën na am dañoo kontaan kii xam moom moo xam kii xam bu ma mënu ma toog fii di juger kii xam parce que boobu ñeme yàlla la. mais xam naa ni daal ils étaient trop fatigués. comme ni nga ko waxee dëgg la sonn nañu. parce que yéex nañu ubbi bunt yi mais bëgg organisation. ak bañ aussi teel a yéeg ci kaw scène bi am ñu ne ci biti mënuñu dugg xam ni yéeg naa ci kaw scène bi ñu forcer porte bi buuxante gaañante loolu laa ci doon bañ moo tax ma bàyyi ba ñëpp dugg ba installé wu ma doog a way la preuve ambassadeur de l'Union européenne mi ngi fa woon ambassade consul suisse mi ngi fa woon bu Italie mi ngi fa woon bu France mi ngi fa woon ay autorité mi ngi fa woon directeur général bu Samsung mi ngi fa woon PCA LONASE ay autorité rek ñu ngi fa woon mais am na ñu ma xaar seetaan ma am na ñu dem donc man ma teel a commencé sama avantage mais du avantage ñi nga xamante ni ñoom tam dañoo bëgg feeñ bëgg way il faut ma jàppale leen. dëgg la léegi beneen yoon nag dinaa xool nu ma ko arrangé ba nga xamante ni li nga ma reproché nii du am parce que waaw mu nekk loo xamante ni du am parce que je pense que yaa ngi wax pour turu fans yi et comme fans yi ngay waxal te man fans yi loolu rek lu leen soxal na ma dinaa fexe beneen yoon ne lii bañ a am incha allah. alors mu ngoog tey nous sommes en train de faire le débriefing donc du 27 avril tout ce qui s'est passé ci événement bi tout à l'heure on va prendre en direct des journalistes culturels yoo xamante ne ñoom tamit dinañ poser seeni questions ki nga xamante ne mooy Wally Ballago Seck alors Cheikh daal di nga koy tàmbali donc lépp li nga xamante ne xew nañ fa gis nañ chaîne bu magnifique bi nga xamante ne tarkal machallah c'est des scènes de rêve comme je l'ai dit l'autre jour ci direct bi nit ñi dañuy rêver di jouer ci scène yi Wally daal di leen koy indil alors on va revenir sur l'entrée de Wally Cheikh entrée bi dégg naa poñe nga ci sax Amady Badiane non Amady Badiane kay dama ragal sax est-ce que gaañu ma ko parce que entrée Wally Ballago Seck man bi ñu nekk sur scène ñu ngi naan ñu Wally buy ñëw mën na nekk 5 personnes ma ne waaw mais noonu la mën a demee yaa ngi dégg sax ñu naan est-ce que dañoo gis ay chinois ñu defal ñu ay Wally yu bëri donc ñu séntu Wally fu nekk di ko séntu ci suuf di ko séntu ci kaw man bi mu génnee ci kaw moom damaa poñee Amady ni ko yéen da ngeen bëgg sacrifier booy bi ñu gis rentrée boo xamante ni si bu yéeme la boo xam ni Wally Ballago Seck def na ko ci esplanade bu Grand Théâtre dugg si bi nan ngeen ko communiqué ba def noonu ba pare nga ñëw nag duggee li nga xam ne moom moo di kagul ba pare yor arme ak fi adduna bi toll loolu noo ñu mën a expliquer dugg si boobu nga dugg si Grand Théâtre waaw bi may dugg si Grand Théâtre dama kagulé wu donc innovation la
parce qu'on a pensé à notre sécurité que le Sénégal bokk na ci pays yi ñu gën a sécurisé bokk na ci pays yi ñàkk moyen nag waaye am nañ sécurité am nañ jàmm et sécurité bi yëpp suñu force de l'ordre la ak suñu armée nationale c'est bien ku lim Dioum marine si armée de l'air xam nga maanaam suñu ministère de l'intérieur mi ngi def liggéeyam mi ngi def seen wàll alors il fallait ñu rendre leen hommage aussi ñëw ak tenue bi beneen chose bi mooy en parlant de soucis yi ñu def Eumeudi Badiane moo créé xanaa xamuloo bi nga naan Cheikh Sarr Wally mën naa mu nekk juróomi personne su ma yoroon micro dama la wax Cheikh Sarr noppil parce que boobu maa ngi ci diggi ful bi en fait buñ ma waxoon waaw suñ ma ne woon suñu bàyyoon xel ci li ngay wax dañ may jàpp parce que boobu maa ngi ci biir nit ñi mais bi ngay wax Wally mën na nekk juróom ñi ñoom ñu ngi xool ci kaw te maa ngi naan public bi waaw naan leen barke Maam Serap Fall mi ngi seen biir Wally Seck mi ngi seen biir voilà boobu yow boobu foo nekk boobu maa ngi ci biir public bi c'est ça bu ñu ma jàppoon mooy du ma fa soirée bi du am moom parce que dañuy xër boo xamante ne taw mën nañu maa gaañ maa ngi lox ça maa ngi lox léegi nag yow bi ma waree annoncé am na beneen animateur bu yéeg à l'improviste defe naa booy xëcha la waaw affaire bi gën a Cheikh Sarr tout sama tànk yi damm parce que suma public bi jàppoon foofu du dañ lay gaañ parce que dañ lay mais duñ ko tey dañ lay sëqatoo muy paniqué yow léegi loo paniqué rek man paniqué naa waaw man dama paniqué woon parce que bu ñu ma jàppoon foofu danoon graaw imagine toi nga nekk ci biir ay des milliers de personnes nga nekk seen biir dafay graaw donc entrée bu spectaculaire la comme ni nga koy waxee c'est grâce à Eumeudi Badiane et son équipe moo tax ñu réaliser ko waaw ma koy remercier bu baax parce que moom vraiment dama toog keroog sama kër may seetaan Beyoncé ma yónnee ko link bi ne ko dugal fii nga xool mu dugg xool le lendemain mu ñëw mu changer lépp. parce que am na leneen loo leen prévoir aussi ah donc mu ñëw changer lépp. waaw Zeka anniversaire bi dafa ma jarloon ma dem jëndi oto bu mu war a duggee ci anniversaire bi. parce que il fallait mu nekk oto bu ndaw. louer pont yi louer lépp jënd oto bu cher pour mu ñëw nekk sama entrée parce que dafa am lu mu entrée bi lu mu waroon laaj. mais lan moo fomm loolu. ma jënd oto bi jënd lépp Eumeudi Badiane xëy changé ko. waaw mais mu ne ma suñu affaire dafa ànd ak caat pont yi c'est bien beau ay sénégalais ñoo koy defar mais mën na rëcc. effectivement. te bu rëccee Wally Seck nag yow da nga war a bàyyi yéeg de. nga war a bàyyi dugg ci ay yu mel noonu. noonu la perte parce que daloon nañu Grand Théâtre 2014. di buum bi di dog. waaw benn buum bi. ñu ne Wally mi ngi ci diggante bi mi ngi ci kaw wàccul yéegut. boobu fa laa wàccee parce que ñaari buum loolu benn bi dafa dagg. boobu su beneen bi daggoon damay dem wuy ji mais risque métier bi la. mënul ñàkk. Michael Jackson li gën a indi problème boppam bokk na ci lakk. waaw lakk en pleine scène. loolu moom mënul ñàkk. effectivement mënul ñàkk moom mook maçon bi yéeg di tabax ñoo yem. à tout moment rek su ndogal mën naa ñëw. waaw mais oto boobu fi mu toll nii kañ la ñuy xaar nga may ñu dugg boobu. waaw bon dugg bi boobu wees na parce que anniversaire yi passé na te ñu ngi jëm ci weeru koor xanaa ma koy dawal di dem Pointe ànd ak Mohamed. loolu baax na waaw ci vacances yi. alors Cheikh ba damay ñëwaat toujours ci le sentiment yëg-yëg bi. alors l'entrée est là tu entres cagoulé avec 3 personnes ñi ñaa ngi lay wër d'abord yaa ngi ci lëndëm gi même bi nga yéegee sur scène yaa ngi woon ci lëndëm gi ñii gisuñu la parce que ñii ñu ngi focus woon ci kaw toujours ban sentiment ngay am en ce moment. waaw panique laa moom instant boobu. ok parce que c'est ça da lañ jox indice ñoom. public bi ok alors soo amoon quelques nit yu jëli indice bi rek damay am du ma yéeg ci kaw scène. ok boobu panique la woon mais bi ma xasee ba yéeg ci kaw scène bi mu lay mën mucc naa ci ñi yéeg naa. boobu ay retard daf ma jàpp sax parce que dama naan kan mooy njëkk a découvrir Wally parce que ñëpp a ngi focus ci kaw. c'est vrai ñu focus ci kaw. donc après ma ñëw nit ñi accueillir ma bokk na ci li gën a tax ma gën a am ngoru def spectacle bi parce que bi may ñëw Grand Théâtre j'étais épuisé.
waaw ça c'est vrai. mais jóge sama kër di ñëw Grand Théâtre j'étais épuisé. sonn naa. En tout ba pare cas li Cheikh Sadio wax attente bi. damaa xaar damaa teel a ñëw Grand Théâtre di xaar j'étais épuisé. en tout cas dañuy féliciter bu baax a baax Amady Badiane. donc il a félicité man il ne cesse de me surprendre Amady Badiane. l'homme à la deux casquettes. donc moom fecckat la mais mettre en scène la. dëgg la donc bu fi public nekkoon dañuy wax tàccu leen ko mais yéen téléspectateurs yi tàccu leen ñu Amady nañ ko Badiane tàccu ci rek ñun liggéey bu ñëpp. baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Amady Badiane def na ko ci def na ko événement bi. waaye def na ko ci événement mais surtout ci chorégraphie bi danse yi tey ban jugement ngay joxe danseurs yi tey ci prestation bi Amady def chorégraphie avec tout ce qui va avec. ils sont extraordinaires. je dirais même dañ ma yéem man. dañ la yéem. waaw parce que ay xale lañ ñoo xamante ni loo indi dañ koy fecc. dëgg la moo lay wan talent bi nekk ci africain ak sénégalais. effectivement. c'est primordial ñu koy souligner 10-10 production seen salle bi ñu def du pour Wally Seck man moomuma ko culture sénégalaise moo ko moom musique sénégalaise moo ko moom c'est valable pour tous les artistes ku ci nekk war ngaa mën a dem seet ci 10-10 production am bés bu mag ñu indil la leneen c'est très très important parce que aar yu man kese moom ma ko te bu ñuy wax salle de danse salle buy jàngale dafa war a tëddee jaaxanaay. donc c'est à souligner wax leen ni vraiment ay xale yu jéggi daye ñu ngi fi ñu mën a fecc ñu xarañ ñu ngi fi nañ leen jàppale ñu seeti leen. effectivement mu ngoog grand Cheikh comme ni mu ko waxee 10-10 production foog naa il faudra que Amady Badiane sax éventuellement dinañ ko foog ñu dalalaat ko ñun. ci beneen émission waxtaan ak moom ci loolu yëpp. parce que dañ ko war a yaatal ba nit ñi xam li nga xamante ne moo yëkkati salle bi alors Cheikh bu ñu jógee foofu fu ñu def. non dañuy génnaat tuuti ñëwaat ci li nga xam ne mooy collaboration bi nga xam ne Wally Ballago Seck am na ko ak Union européenne am ko tamit ak ambassade bu Suisse ak bu France relation boobu nan nga ñu ko mën a expliquer ak lan ngeen di pare defandoo. waaw xam nga àdduna moom link la rek ak yëg-yëg. femme Union européenne bi bi ñuy gisante c'était pour benn aspect social. noonu la ñu xamante. ok dafa dégg ni Wally dafa yëngu ci social. mu contacté ma mu wut rendez-vous ñu dem seeti ko ñu xamante foofu la suñu xamante commencé ba ñu fas def yeneen ak yeneen. ambassade Suisse aussi bi may dem Genève la ma jël ay engagement foofu yóbbu ay nit respecté ko indiwaat leen. d'ailleurs ñu nuyu leen docteur Marion waaw ak sa yaay maman Fatou vraiment maman Fatou Sow sama yaay nga xam ne maay taawam bu góor waaw moom yàlla da ko may bant ba pare jëlaat ko comme moom man maay bantam ci moom lay xool ci man lay xool doom ji yàlla def ma yóbbu leen indiwaat leen ñu jàppante ma invité woon ko Suisse mu ñëw pour te dire daal sama Genève bi daal defar na lu bëri ci sama carrière Genève bi ma def nii Genève bi waaw lu defar lu bëri sama carrière la après ñu xamante noonu di demalante léeg-léeg xam nga chaque année mu yónnee fin d'année mu yónnee ma cadeau xam nga su xewlee dara ma dem seen ambassade bu ñu ko ubbiwaat maa ko inauguré effectivement man maa ko dem jouer en live donc ba léegi nii may waxee ak yow nii ku ma bëgg yóbbu dama lay dem présenter ko mu def ko papier yi war mu may leen visa ñooñu dem ñëwaat ci jàmm li may wax rek maanaam yàlla dogal na crédibilité ci ambassade yi moom am naa ko ba mu doy macha allah ñi musuma ànd ak nit mu daw te musuma am problème ci côté boobu macha allah waaw mu ngoog alors Cheikh comme ni ñu ko annoncé sànq donc waxtaan bi dañ ko séq ak suñuy mbokku journaliste ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum culture ñoom tamit daal di def am ay questions yoo xam ne dañ koy posé Wally donc dañ koy commencé ci nga xam ne mooy Fadello mi nga xamante ne moo nekk 24 heures ak wala ñu commencé ak Mami donc on a Mami donc dañuy commencé ak Mami Sagna donc Mami Sagna moom ñu daal di koy bàyyi mu posé question moom mu ngi nekk AM Télé International je pense que am na ay questions yu mu war a posé Wally c'est parti avec Mami. Wally balaa ñoo ñëw ci question yi dama lay nuyu bu baax. Sagna Mami Sukurum Kole. man li ma gën a marqué ci anniversaire bi mooy nit ñu bari woon nañ macha allah nit ñi kontaanoon nañ lépp li nga xamante ni diggé woon nga ko ak sa fans yi gis nañ ni ñëw nga def li nga xamante ni moom li ñu gis ci anniversaire wu ren gi daaw ñu ko gis yenn anniversaire bii dafa ñëw rek nekk au top macha allah mais question bi ma leen njëkk a posé mooy Wally Ballago Seck man li ma gën a marqué ci anniversaire bi.
bi nga njëkkee ñëw ci Grand Théâtre nga dugg gis mbooloo bi nekk ci biti moo ëpp bi nekk ci biir loolu ban jàngat nga ci am en tant que Wally Ballago Seck. waaw mami maa ngi koy nuyu man tamit di ko fay di ko ziare. loolu moom mbégte la waaye tamit nag dina nekk poids bi mooy di ngi leen yërëm te ci lu mel ni laa mën a profité pour baalu leen ak maa ngi leen di baalu fi ma gën a sore maa ngi leen di jéggalu maa ngi leen di tinu barki Cheikh Ibra billaahi maa ngi leen di jéggalu parce que ñoom ñëpp ku ci nekk yéene nga am ci man donc rusuma taxaw ne je m'excuse je suis désolé si ñi nga xamante ni daj nañu coono te dugguñu vraiment maa ngi koy jéggalu. mais balaa ñoo dem ci deuxième question mami est-ce que aussi du njàngat aussi pour dire que ne même l'esplanade du Grand Théâtre ne fait plus Wally Seck le poids pour Wally Seck. nit moom amul fu mu xajul. waaw nit xaj na fépp. na xool yaatu rek bugguma jël risque lu doy ni Sénégal di sama réew. ma war a dem fenn di def dara en demi-mesure. donc bëgg naa su may jël beneen choix aussi ma def ko ak planification. ok ba pare ma def ko ba nga xamante ni lii grand Cheikh Sarr wax sànq. bañ a amaat. parce que Grand Théâtre au moins am na foo jëndee lekk am na foo jëndee naan. effectivement et puis y a pas beaucoup de poussière. surtout y a pas beaucoup de poussière. dëgg la donc imagine toi tey nga yóbbu ko foo xamante ni dafa bëri poussière. attente boobu ak poussière bi est-ce que dina àgg. dina métti. te fii li gën a màgg ci espace fii gën a vague y a trop de poussière lépp nekkul dër. dëgg la donc c'est des points yoo xamante ni foog nga xoolaat ñu ko. bàyyiwaat ko xel. alors pour xool comment on va faire pour beneen yoon je pense qu'on a largement le temps inchallah il nous reste 12 mois encore. inchallah dinañ xool nu ñu ci liggéey comme c'est un travail d'équipe inchallah. alors on va continuer avec Mamy pour sa deuxième question. Wally merci pour la réponse. Albarka merci beaucoup Sagna. li ñuy gis ci spectacle Wally Ballago Seck moment yi nga xamante ne da ngay nekk sur scène nga gis xale yi di xëm ñii di jooy ñii di daw di la songo ci kaw scène bi loolu da nga daan toog nga koy gis ci ay scène Michael Jackson tey bu ñu demee ba am loolu ci Sénégal fii mu nekk doomu sénégalais en tant que doomu Thione Seck li nga xamante ne ba ngay dugg xëy na amoon nga ci yaakaar mais moment bi affaire dem na ba ëpp la loxo loolu tamit ban jàngat nga ci am ak moment boobu lan ngay sentir le fait que ngay woy di gestu di xale yi di xam ñii di yuuxu ñii duñu bëgg dara lu du jege la rek ñi loolu lan la lay def qu'est-ce que ça te fait. waaw ça me fait plaisir Mamy merci pour la deuxième question ça me fait plaisir dafa neex ci xol dafa sori trop parce que benn bëgg nit bu la bëgg moom jar na daw ba dee ngir ñi la bañ. effectivement beneen bi ci topp mooy c'est ça qui m'a fait pleurer. ni ñu sonne man rek ni ma sonne. mu lay mën a ñëw ci raw. parce que man j'étais dans de très bonnes conditions. dugg sama auto climatisé ñëw gaare toog sama loge mais ñoom ñu ngi taxaw di xaar Wally ku Wally invité ñëw ñu war laa bégal war la tàccu di ma xaar coono bi ñu daj te teewul bi ma ñëwee ñu mel ni mosu ñëwaat daj coono gis ñuy daw di daw pour nekk laal ma wala kott ma c'est ça qui m'a fait pleurer ça fait plaisir loolu nit mënu ko fay te Mamy mi ngi posé question bi maa ngi koy leeralal waaye du sax mën a xam tant que dund ko ñu ngi ñaan yàlla mu dund ko nekk animateur boo xamante ni animatrice boo xamante ni su génnee ñëpp daw ko sonn ko dina comprendre inchallah mu ko alors Cheikh ñu bàyyi la nga dem seetal ñu beneen journaliste aussi. waaw mais mën nañu continuer en attendant ñu xool tamit ban journaliste la ñuy seeti tey direct lañ leen di may lépp. waaw donc duplex lay doon. ñu suñu digganteeg journaliste yi ñoom it ñu am temps daal di mën a poser seen i questions ñu ngeek ki nga xam ni moom moo di. Adama Aïdara Vox Pop Adama ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sen TV. asalaamaaleykum maa ngi tudd Adama Aïdara ñu gën ma xam si Adama Aïdara Kanté nekk journaliste culturel à Vox Populi.
Wally Seck maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant. maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la wax masa coono ci soirée bi nga jógee. merci samedi bi ñu weesu ca Grand Théâtre. merci beaucoup. waaw gannaaw Wally ma la nuyoo pare nga fay ma kon nag dañuy jàll si spectacle bi Wally ñu ngi lay féliciter d'abord parce que c'était pas évident gis nañu soirée bi keroog macha allah parce que ñun ñi nga xam ne ay journalistes culturels di topp événement keroog bi ñu fa ñëwee depuis 2015 ñu ngi topp sa anniversaire. mais keroog lu ñu gis dafa jéggi de parce que je parle sous le contrôle de tonton Fadel keroog bi ñuy dem embouteillage mi ngi commencé Colobane te loolu il faisait juste 18h 19h waaw kon loolu ñu ngi la si remercier di wax ne def na nga ay jéego mais tamit bu ñëwee ñun en tant que journaliste culturel bu ñu demee si benn événement dañuy bëgg am lu ñu nettal lu ñu wax rek ne. waaw Wally Seck li la fa mais spectacle bi le show à l'américaine que vous avez produit à vos fans au nombre de fans qui vous suivent via Sen TV et via DTV c'était un bon spectacle un show d'enfer waaw te itam li ñu ci doon xaar gis nañ ko parce que gars yi dañuy focaliser tout le temps si waaw est-ce que diw feesal na fi est-ce que diw feesal na fii mais ñun ñi nga xam ne si culture la ñuy yëngu dañuy préférer ñu wan ñu benn spectacle benn show boo xam ne nga ne ah waa tiens waaw comme ce qui se passe comment dire dans les autres concerts nga defee ko noonu kon nag ñu gis ne nga def benn scénario benn mise en scène dañuy sentir ne Wally on dirait que Wally a écrit son scénario parce que gis nañ nga def benn mise en scène yegg si balcon bi gars yi di yuux ñu lay xaar fii nga génne fii tikoo tak ñu gisal si kaw scène bi donc loolu c'est des spectacles yoo yooyu la ñuy xaar si suñu artistes yi ñi bañ di focaliser tout le temps naan est-ce que diw feesal na fii est-ce que diw feesal na fii mais vraiment rien à dire côté spectacle côté ambiance aussi tout est donné à fond parce que joxe nga ba gis nañ sax sa voix benn instant sax day mel doo ñu ko déggate parce que da nga joxe à fond ñu ngi la siy remercier di la gën a ñaanal affaire bi gën a jëm kanam parce que ñun loolu la ñuy xaar loolu la ñuy bëgg waaw. kontaan naa vraiment moom nag moom njiit la boo xamante ni je pense que li mu def sax du question dafa confirmer dafa affirmer maa ngi la ciy gërëm bu baax a baax parce que boo nee journaliste culturel ñun ngay liggéeyal. dëgg la bu yàlla dogalee rek ñun waykat yi def jéego nga wax ñu ko dañ ciy kontaan. dafa ñu loolu di la gërëm bu baax a baax di gërëm waa Vox yëpp di la ñaanal jàmm di la wax au revoir. non pareegul je pense que pareegul Adama desal nañu leneen bu fekkee am na yeneen question tamit waaw ñu dégluwaat ko Adama. ayca. bi ma la remercier spectacle bi ñu def am naa tamit ay quelques préoccupations bi ma la bëggoon laaj. première question bi mooy gis nañu Grand Théâtre keroog nu mu mel 2015 da nga ñëw ci saali mu fees nga génn ñëw si esplanade bi keroog esplanade bi gis nañ ne nit xaju fa. léegi objectif Wally lan la gars yi ñu ngi naan arena ñu ngi naan stade mais arena maa ngi lay dem Papa Thione di ko je suis d'accord d'avis avec lui quand il dit que dafa dafay xaw mais léegi challenge Wally fan la prochain anniversaire fan la ko Wally defee ak tamit est-ce que lan lay xam naa c'est très tôt c'est très prématuré nga ñuy wax ne lan ngay indiwaat mais Wally le prochain défi de Wally fan lay doon stade lay doon wala arena lay doon parce que fan si ñu ngi koy jooy bu baax. Waaw, prochain défi de Wally, j'adore les défis. J'adore ça moi. J'adore ça parce que samay soppe tax na li tax ñu gën ma bëgg loolu ci la bokk. Ah est-ce que stade lay dem wala arena lay dem ñaar yëpp possible na. mais est-ce que tamit du ñu yaatalaat esplanade bi parce que. mais mënatul nekk. waaw sës na. parce que parking bi dem naa ba dugg ci garab bi. waaw ba garab yi waaw garab yaa ngi fa mënoo ko kii. mënatul nekk parce que ñi ngi invité dañu am ay oto jël naa moitié parking bi il faut beneen par moitié bi ñu. non kon presque da ngay génn. mënu nekk. faaw nga génn mënatuma dem. non da ngay génn. waru El Hadj Mbaye nga defal da ngay génn. donc on peut dire que ne. esplanade bu Grand Théâtre moom pare nga ci. non du ma ne pare naa ci parce que non je veux dire pour l'anniversaire de l'année prochaine. Inch'Allah. Bon je vais pas dire que pare naa ci pour l'anniversaire de l'année prochaine parce que nit ku war a def exploit war a relever défi xamagoo fan nga jëm mais du ma ne pare naa fa mais nag su ma amee leneen moo ma gënal te leneen li su possible dinaa ko def bàyyi esplanade. mais leneen lan moo war a mën a possible fan. stade Léopold Sédar Senghor maybe stade Demba Diop wala maybe arena. arena de moom boo fay dem ba nga teg ay bus yu bëri. may ko fans yi. naa la xamal benn affaire de fans yi gaa moom jaral nga leen sax doxee fu ne. naa la xamal benn affaire de. xaw ma kañ lay doon de.
mais moo fa demee ñu xam ni Faramaren bi dugg na fa de. waaw. léeg-léeg kon koy déwén Ndiaga Euro. ñu ngi leen di xaar foofu rek su ko defee arena dem fa rek pour la première fois sax au moins ñu jëmmal ko parce que foofu dafa taaru. effectivement dafa rafet. macha allah foofu dafa rafet te xam naa ni show à la américaine bi nga xam ne moom la ñu Wally Ballago Seck defal. ci esplanade bu Grand Théâtre bu ko defee arena dina yéeme trop. dëgg la dina yéeme trop. dëgg la waaw. alors mu ngoog donc ñu remercier ko kooku moo nekkoon Adama bu Vox Populi ñu ngi koy remercier bu baax a baax ñoom it ñuy def liggéey bu am solo ci wàllum culture ah donc surtout association excusez-moi journalistes culturels yi. mais nag ñoom dañu am seen benn ras-le-bol boo xam ne wax nañ ma ko parce que bon fu mu nekk nii moom mënatuma cee mucc. Wally gi moom mënatuma cee mucc. nekk naa ci relais wala médiateur. mais ñoom ñi nga xam ne dañuy bind. nee nañ ils ont un problème d'accès ci Wally. c'est-à-dire Wally tey ñi di accéder ji moom rek mooy site yeeg télé yi mais ñoom ñi nga xam dañuy bind souvent ils font des grands formats ci seen journal yi. parce que Adama nee na ma le lendemain moom kese moo bind ci anniversaire bi. journal yi nekk ci réew mi yëpp moom Vox Populi rek moo ci bind. loolu je pense que loolu moom on peut dire que ne du loo xam ne jaadu na journaliste yëpp journal yëpp waroon nañu xëy bind ci. waaw kon Adama rek boo koy bind maa ngi koy gërëm bu baax. waaye bind soxlawul nga wax ak waykat bi. bind neem boo rombee. non en fait accès c'est-à-dire pour ñu amoon accès ci salle bi seen accès presse accès et tout ça c'était un problème. non d'accord loolu lañ ma wax ñoom d'accord naa li ngay wax. accès bi c'est vrai que yombul woon. parce que aussi li ma mënoon def rek mooy veille bi ma def benn genre open press ñëpp ñëw wax ak man ma tontu leen parce que mënoo recevoir ñëpp ci benn coulisse dafay metti y a plus de 100 et quelques maisons de presse. dëgg la. tu vois ku ci nekk ànd ak caméra ak ki koy jàppale ak kii day yéeme. day yéeme. je remercie Adama d'avoir écrit parce que dafa wane sama njëriñ bon pour man soo gisee ma wootee veille bi le lendemain aussi génn ma def ma dara j'étais sous contrat. j'ai signé un contrat avec la Sen TV. dafa rafetul moo signé ak ñoom contrat def bés bu mel ni xëy suba di def débriefing ci beneen maison de presse. dëgg la. kenn du la may lépp nga jël lépp. je suis désolé mënu ma woon dem joindre benn journaliste. parce que da doon ñàkk tegin. dëgg la lu xamante ni moom kër gi moom rek la am. soo ko jëlee jëlee nga ko lépp. loolu moo tax ñu bëri. laaj nañ ma pour def comme ma ne ñu bàyyi ba ci kanam. alors Cheikh. ba xam naa ne balaa ngay ñëw ci spectacle parce que xam naa ne yaa ngi war a ñëwaat ci spectacle bi mais à chaud on a vu conférence de presse bi yoon nga ñëw indi Ramdan ñu ñëw nekk sa ginnaaw pourquoi nga def loolu ci conférence de presse bi. waaw parce que dama xam ni liggéey bi toll na foo xamante ni dootul man rek. Zeka dootul man rek. dëgg la c'est un travail de groupe c'est un esprit de groupe comme tout le temps je suis devant la scène des fois aussi. dafa laaj ñëw tamit nga jox leen seen valeur. ñu nekk ci ginnaaw wane ni vraiment ñu ngi may accompagner maa ngi ànd ak ñoom. waaw c'est très très important. beneen bi nga xam ne moom laa bëgg ñu ñëwaat ci tuuti mooy professionnalisme bi nga xam ne gis nañ ko ci Wally Ballago Seck bi ci njiitu moom mooy gis nañu ne bande annonce bi wala pub bi gisuñu ci parrain gisuñu ci marraine lu dul benn rek nga ci wax sur scène nga ñëwaat. ne tey jii kat bugguma batterie am loolu gis nañ ko ci spectacle bi leneen li ci tege mooy que ni ci sa wàllu way ñenn ñi sax dañ koy clashé wàll ne Wally Seck day jékki-jékki rek rangale ay turam ñi naan dafay def tàgg musical ñu dem ba gis ne loolu sax mi ngi wàññeeku ci sa way lan moo waral loolu lépp nag mooy def pub benn parrain ñëw sur scène ne bu kenn batterie tey damaa bëgg a way beneen bi ci tege niñ doon tegalee tur yi Modou Ndiaye Massamba Ndiaye Massamba Fall yooyu da nga ko bàyyi dañuy gis ne tem rek dañuy gis ne tem rek ngay dévoiler léegi lu indi loolu. waaw parce que fréquemment ñi may woy ñëpp samay xarit lañ samay nit lañ ñooy nekk tout le temps ñooy nekk boîte de nuit alors comme esplanade bi nekk woon jour boîte de nuit dafa nekkoon bés boo xam ne dama waroon ñëw wane spectacle son et lumière j'ai préféré ma avertir leen parce que ay nit lañ ñoo xam dañu maa bëgg te yàlla tax yéene ma seen alal doo leen ko wax méchamment da leen wax ne leen gars yi tey baal leen ma ko rek ngeen téel ma ko ba foog xam nga keroog nag ñi fa nekkoon ñëpp su ma ci bëggee way koo ci way mu frustré du mun ma woon way ñëpp
ah c'était pour de passage ñi nga xamante ne sa xel dem na si ñoom rek nga romb leen wax leen ñi maa ngi leen di béggee ah mais tu pouvais pas chanter tout le monde diw ak diw kii mooy sa yaay diw ak diw bàyyiwuma ko mënuma ko bàyyi fii laa ko fekk te bokk na ci li may indi fii duma ko bàyyi su moment bi jotee ay boîte de nuit wala feneen ma def ko mais bii j'étais là pour relever un défi défi boo xamante ni man maa ko teg sama bopp kenn teguma ko man maa taxaw ne bu ma demee Grand Théâtre Esplanade ba ku fay demati dig ma tàgg ko wér ci show ci waxtaan ci kaf man maa doon wax loolu bi ma ko waxee nag dem naa ba sama kër xam ni wax naa bomb yeew nga sa bopp waaw non non nit des fois nga wax ba làmb sa bopp xam ni yow nii li ngeen sa bopp diis na nga wét Cheikh dañu waxtaan dëgg c'est vrai ah yéen da lañu dal mbir na léegi-léegi nga nekk ci rajo waxal xar baax borom rajo bi waxal ko lu baax wax ko ci rajo bi ba yow sa bopp ba léeg-léeg nga dund fa lu métti doo mën a dem ndax da nga waxoon ah non non dafay am day am wala day am gor daa sonn waaw gor moo sonn donc man maa sax sama bopp léegi pour ma génne défi bi il fallait nga xamante ni lépp li nga xamante ni dafa doon baaree ci kaw seen di ma tardel dama ko doon def nii gâteau amul yëpp dañ ko def après avant bugguma woon dara dog ma waaw noonu la demee sur scène ñu gis mu dajale Faramaren yëpp mën naa ni gëj na ko def depuis 2013 nga gëj a dajale Faramaren yi nga def ay anniversaire dajale woo leen ba samedi bi ñu génn muy 27 avril nga dajale waat ñoom ñëpp ñu dajale sur scène loo ci jubluwaat ay kaddu it ay kaddu amaat fa ay léegi jox na la lenge yi ton wax loolu Keba Seck ñëw taxawaat daal ni neexul ba neexul nag Faramaren ni yow yaa fi ne ndeysaan ay kaddu yu bëri jib maa ngi ko ciy gërëm bu baax a baax loolu c'était pour réunir une famille parce que dama judd fekk famille bi di dox di ànd gëj nañu booloo nekk ci benn scène ñëpp kafandoo reewandoo dafa manqué woon te nag su ma nee Faramaren moomu ma ko déedéet yàlla ci man la ko jaarale mu siw mais man kese du ma Faramaren xaar mbay ma jaaga sax Faramaren la tonton grand Mansour Mbaye di nga te mu joué théâtre Mansour ma jaaga waaw Faramaren la waaw est-ce que Faramaren dafa yaatu léegi nag li nga xamante ni ñëpp ko bokk nga dem bañ la koy attribuer mais Wally fii moment bi lan nga doon jëg fii di yow noonu dafa Papa Thione di woy jàkkaarloog yow maay boy mais ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir parce que morceau am la déjà morceau faaram la morceau bu marqué àdduna la donc ça m'a fait plaisir ma bokk ak moom benn scène te gën nañoo bokk scène généralement mag moom bokk nañu horaire xam nga c'est bien léeg-léeg ñu dajee ci kaw scène xam nga ñu ku nekk cokk sa morom c'est bien parce que da ko piégé da ngaa piégé Papa Thione de xam naa ne Faramaren ngi nii bul ma ponkool bul ma dégg kool lawla chat my boy Wally Ballago my boy Lati Diop Jigéen Baay Joon Demba Jigéen Baay ji Burak Fane Jigéen Baay Demba Sandega my boy Faramaren waya naane danaan may sa biga man Lati Diop Jigéen Baay Joon Demba Jigéen Baay màgg naa dëgg my boy léegi nag man nga way sama maam may waya naane danaan Lati Diop Jigéen Baay dañ ko way noo mu bañ amet yu su ma lay xool
ngay daanu sama xol di ne xool ko dafa gaaw a jooy fiston sa patron bi léegi man naa way shadibi dibi di bamba shibi dibi damba cha dégg naa la ngay baax ñëw fekk la ngay baax dem balak samba ba tey jëf ceka kaman boo mënul danga yàq jëf sàkk ne mata moo ba tey Banjo yaay eleyo be yaay waaw waaw mate janati waay bon anniversaire happy birthday to you Wally Ballago Bate est-ce que ça va Happy birthday to you, bon anniversaire. Sibiring bimbab, alariring be, soxna Indo Mbacké Majak Asta Bay Tamsir Indo Mbacké Iyasho Tamsir acha Indo Mbacké Maria Simi Mar Jogongo Iyasho Ndeysaan Indo Mbacké Yaasin may sa biige may sa biige maar la ilaha illallah tatulit ajum naar ngandab si jarka demba ngalamay sama wajaji maar baytaal la jóg maar seen buub lii lu mu fa nga wax ko fa foo xasan joon duwul iyasho ndeysaano Indo Mbacké xam nga nit des fois di nga xam ne lii bu ko lekkee bopp bi day métti wala day sotti
man dama yaakaar ci semaine bi Wally dafa mu jox Papa Thione sojloo ko. waay waay. ba pare nag ñëw yëg ci kaw Papa Thione di ko damajee nu mu ko neexee. non bokkul Papa Thione instant maa ko compétition. alors non c'est la vérité. alors je reviens à la question. Faramareen bi man kese moom ma ko. dëgg la dama ko bokk askan loolu moomul nag da nga koy pàccoo. moo waroon ma boole gars yëpp ñu dajale kontaan kafre et je pense que les Sénégalais ont aimé. et am naa ci daraja am naa ci barke maanaam képp kuy Faramareen ñaanal nga ma ci. te loolu day yokk daraja day yokk barke. effectivement mais bi la Papa Thione ne maay boy léegi man nga way. non man moom bi ma ubbee morceau moom. bi ma ubbee morceau war xam na ni damay way. waaw xamante ne mais xam nga musul taxaw ak yow ni la Papa Thione musul taxaw ak yow ni la wala boog ñun ci lu ñu fekkee ñun téléspectateurs yi ñun mélomanes yi ñun ñuy enjoy musique musuñu dégg Papa Thione taxaw ne Wally Seck fils maay booy léegi mën nga way mu wax la ko ci moment yi nga xamante ni si moment yu yaatu la ci yow bi mu ko waxee lan ban yëg-yëg nga am Wally Ballago Seck. waaw ça fait plaisir parce que waxuma ko huis clos da ko wax devant tous les Sénégalais. et nag quoi qu'on puisse dire bu weesoo baay bi mu doon ci man. icône la ci musique sénégalaise. su waxee dara dañ koy déglu. et que il peut témoigner par rapport li ñu bokk muy musique. parce que am na ci wàllu bu rëy. ça m'a fait plaisir. je pense que moment bi mu ko waxee moment bi la ko sentir wax na ko. comme lu mu musul di wax la bu ko waxee xëy da ko gëm dund ko. et ma apprécier ko aussi ak ma jël ko aussi ak humidité. teewul nag ma defaral ko bagage. waaw da nga ko defal bagage mais Zeka ci temps fort yooyu. waaw ci temps fort yooyu dañuy teg foofu suñu baaxam on va marquer une pause publicitaire. ñu dem seetaan publicité parce que nag Papa Thione dafa ñëw daal di jël bës bi yëpp. bàyyiwul dara waay. non lii foog ñu décortiquer ko. mais yow xam mais Zeka balaa ngay dem publicité. Thione bi muy ñëw dafa ànd ak i mbokkam yow. ñoom Jannoti Guèye. ñoom grand Jannoti. waaw ñoom Papa Thione depuis 97 ñu ngi ànd. ay ñoom Ami Galas ñoom Ndiol Sikim ay mbokkam la indi. waaw dafa doon ñëw pour jàkkaarloo yëngal la da doon ñëw. parce que bi muy ñëw xam naa ne soj na te xam naa mun taw il faut mu indi ñenn ñi. pour indi gàngoor ma door ko ay octave. waaw octave yu doy waar nga ko fa. moo tax mu tiit la may boy nag mun ngaa way. mais Zeka balaa ñuy dem pub rek xam naa damay brosse benn affaire ci Papa Thione. le lendemain. muy dimanche bi ci lundi bi. Zik Feeling dañ ko jël Zik FM. mu wax bu am solo boo xam ne bëgg naa ko jottaliwaat Wally. waaw mu waxaat ñu réaction. parce que Papa Thione dafa ni Wally Ballago Seck la ma sama baay Cheikh waxoon. ndeysaan laa koy waxaat. mooy que ne sama baay Cheikh waxoon na ma ci jamono bi ma tolloon ci jamono. mu ni ma soo tuxul naanoo kartoo moyo sa benn nawle du la raw. Papa Thione waxaat loolu ci Zik FM. foofu looy tontuwaat Papa Thione ak ban yëg-yëg ngay amaat. non ça fait plaisir maa ngi ko ciy gërëm di ko wax li mu bëgg dinaa ci def sama kéemtalaay kattan. inchallah doomi aadama laa. damay juum comme ñëpp. su ma juumee yàlla naa gaaw a dellusiwaat sama raison di ñaan yàlla muy jégal mu jégal ma yu ci bëri nag lu mën a téye jeune. baare jeune yàlla def na yu ci bëri bokkul ci samay jàpp. waaw xam nga moom xam na ni man damaa ragal gàcce. bëgguma ku ma yedd. donc soo ragalee gàcce yu bëri da nga koy moytu. li mu wax yëpp dégg naa ko naa ci bàyyi xel bu baax. dinaa fexe ba fi ñu may séntu ci lu baax. bu ma mënul àgg carrément foofu it ma jege ko. Inch'Allah. Mu ngoog alors ba léegi rek ñu ngi ànd ak yéen sur la Sen TV c'est un plateau de débriefing de tout ce qui s'est passé avant donc pendant nous sommes donc dans l'après-événement tout de suite une page publicitaire et puis on revient sur ce plateau.